ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci mbirum politique ak coow lu juddu fan yi ci biir opposition bi yaakaaroon nañ ni sax ak moment bi ñu toll duñu yegg si ci situation bii nii parce que umpaliwu leen ni inondation sonal na quartier yu bari ci biir réew mi ay famille ba moment bi ñuy wax ak yéen ñoo ngi dund ci biir ndox mi wala quitté nañ seen kër dem feneen. donc foogoon nañ ni ak situation bi fi mu toll tey ci biir réew mi débat bi fi mu waroon situé mooy naka la état bi di dimbalee yooyee njaboot ba ñu génn ci li nga xamante ni ñu ngay dund. débat bi fi mu waroon nekk mooy lan moo waroon nekk taxawaayu assemblée nationale parce que ñoom la ñuy woowee ay ndawi réew mi waroon nañ toll foo xamante ni dañuy poser débat assemblée nationale ngir xam suñuy 700 milliards yu ñu ne def nañ ko ngir xeex inondation fu mu jaar ak dërëm bu ci nekk fan lañ ko dugal. mais gis nañ ni 48 heures yu weesu ñoo ngi ci jàppal Ousmane Sonko bàyyil Bougane benn genre pëccoxoo goo xamante ni tax nañu fàtte les vraies priorités moo tax mënuñ ci woon ñàkkaaddu parce que sénégalais yi aussi ci genre situation yi bëgg nañ ñu leen di leeral parce que lu ñu mënti wax aussi lépp politique moo ko lal tey coow li jëm ci biir opposition bi lenn moo nekk à la base mooy politique. ndax ci benn wet Ousmane Sonko jàpp na ni mooy mennam opposant ci biir réew mi bu crédible parce que problème yu bari yi fi jotoon xew ci biir réew mi fan yëpp bokk na ci les rares opposants yi nga xamante ni ñoom la ñuy dégg. Bougane aussi même bu fekkee ne li mu nekk patron de presse doon entrepreneur moo tax ñu bari xam ko mais aussi politicien la parce que créé na mouvement am tuddee ko gëm sa bopp ngir yootu nguur te am na ci plein droit. ñun jàpp nañ ni Sénégal doomi réew yi nga xamante ni réussir nañ ci yenn secteurs yi bu ñu xalaatee ni am na lu ñu mën a apporter réew mi bu la neexee dugg ci politique. donc bépp action bu moom Bougane di teg gannaaw ba mu créé mouvement am dugg ci langum politique bi ci benn wet mi ngi ci yootu gagner confiance sénégalais yi am cofeelu population bi. kon cooli jib fan yii yëpp nañ ko jàppee ni à la base politique moo ko lal ndax aussi ku ci nekk faa nga wane ne mbir mi man la bokk maak ñeneen ñi kon buñ koy analyser analyse politique lañ ciy def ngir mën ci nag tirer ay conclusion mais lépp rek nañ ko teg ci dëgg xool fi mbir yi tàmbalee waaye itam ñaax opposition bi ci ku ci nekk lan moo war a nekk sa taxawaay moo xam ci kaw Ousmane Sonko moo xam itam ci kaw Bougane. comme ni ngeen ko gisee ci image yi nii mercredi 9 septembre bi ñu weesu la Ousmane Sonko dem Kër Massar di benn ci zone yi nga xamante ni inondation bi sonal na leen trop mu demoon fa ngir masawu leen. mais yemu ci moom Ousmane Sonko ba mu ci noppee dafa organiser benn conférence de presse ci même jour bi ngir duut baaraam plan bi nga xamante ni nguur gi teg na ko ngir xeex inondation bi diggante 2012 jàpp 2022. vendredi 11 septembre Bougane moom itam def tournée ci banlieue bi précisément Kër Massar mais ak beneen façon bi mooy du yem rek ci masawu leen mais yóbbul leen loo xamante nii dina leen mën a dëfal wala wàññi as tuut ci seen métit. lu ne këtt nag lu ne jot na koy fekk nit ñi soxlawuñu ay discours nit ñi soxlawuñu ñuy ñëw di politique seeni métit nit ñi li ñu soxla mooy ku leen jàppale ku leen dimbali nit nag boo ko yërëmul mënuloo koo dimbali. donc ñoo ko déggandoo kàddu Bougane yi comme que ci politique nag la ñu nekk c'est de bonne guerre comme ni ñu koy waxee te ku xam Bougane aussi te nga comprendre que ni c'est un communicant. entreprise bi mu njëkk a créé avant sax muy teg groupe de presse ci wàllum communication lay yëngu muy d'accord. campagne de communication politicien yu bari ci biir réew mi rawatina élection yu weesu agence am moo ko doon gérer donc en tant que communicant mais aussi en tant que politicien il faut que mu jéem a démarqué wu maanaam wane lu bees. démarqué wu bi mooy indil leen ay ndimbal comme quoi que bokku maak yeneen politiciens yi nga xamante ni ñoom wax rek la ñuy def ci buñ ko analyser analyse politique dégg ngeen sax ci ay kàddoom mu ne nit ñi soxla wuñu ay discours loolu ñi ko moom mooy yenn politiciens yi moo xam pouvoir wala opposition. comme niñ ko souligné woon ci njëlbeenu vidéo bi ci politique la ñu ne tous les moyens sont bons pour wane ni mbir mi man la bokkuma ak ñeneen ñi ñoom dañuy wax man damay jëf posture boobu noonu la Bougane adopté ci mbirum inondation bi. nit ñi soxlawuñu ay discours nit ñi soxlawuñu ñuy ñëw di politique seeni métit nit ñi li ñu soxla mooy ku leen jàppale ku leen dimbali nit nag boo ko yërëmul mënuloo koo dimbali. léegi nag gannaaw ba Bougane yëkkatee yële kàddu ne ay discours saafarawul mbir yi Ousmane Sonko gis ci boppam tontu ko ci tournée bi nga xamante ni defoon na ko Ziguinchor. li tubaab naan hypocrite wolof di ko wax naafeq loolu lañu te li gën a neex mooy lenn ci ñu koy wax nag nee nañu opposant lañu
des opposants yoo xam ne mosoo leen dégg ñu opposé wu à Macky Sall depuis combien de temps ngeen dégg opposants yu génn critiquer mais ils sont prompts à critiquer Ousmane Sonko. Ils sont des opposants à Ousmane Sonko léegi mosoo leen dégg ñu wax ci pétrole bi ci ressources naturelles yi ñu wax ci terre bi suuf si ñuy nangu di ko joxe ñu wax ci mbënd mosoo leen dégg mais ku critiquer Macky Sall ñu jóg critiquer kooku ñooñu c'est des opposants de l'opposition. C'est l'opposition à Macky Sall. C'est l'opposition de Macky Sall, c'est pas l'opposition à Macky Sall. moo tax il faut mu leer ne Sénégal dafa am l'opposition de Macky Sall créée par Macky Sall financée par Macky Sall pour ñuy attaquer l'opposition te ñi may wax yéen xam ngeen la jamais ñu opposé wu balaa may dee nag ñu génn naan ñi ngi joxe ceeb ak nangam mais on politise pas l'affaire. Je dis à ces pseudo-opposants, heureusement les Sénégalais sont avertis. Des gens qui n'ont jamais fait de la politique réellement. Donc, pour l'élection présidentielle, nous avons samay milliards, courti, je vais être candidat. Les Sénégalais n'ont pas été dupes. Parrainage sax joxuñu leen. Gannaaw kàddu yi la Bougane moom itam def benn post ci page Facebook am ne Ousmane Sonko xelam dafa gàtt. Donc lii mooy base problème bi. te baax nañu situé ko balaa ñu ci mën a def analyse. léegi nag liñ ci mën a jàpp mooy moo xam ci côté Ousmane Sonko wala Bougane ku ci nekk yaa ngi ci sa rôle maanaam ay politiciens lañ ñoo xam ni ku ci ne sa ambition mooy jot ci nguur. lenn mooy seen différence mooy ci côté Ousmane Sonko moom jàpp na ni projet ak discours bu cohérent mooy tax sénégalais yi wóolu la fal la ci côté Bougane moom gis na ni. taxawu askan wi ci wàllum koom moo xam sur le plan financier wala matériel mooy tax ñu jox la ndombal tànk ci noonu nag la ñuy ñëwee ci suñuy critique tàmbalee ko ci moom Bougane balaa ñu ñëw ci Sonko bu ñu jëlee Bougane il faut que ci benn côté rawatina ci kaw inondation bi mu jàpp ni ku dimbaliwul ñi nga xamante ni ndox mi sonal na leen moo xam ci xaalis wala ci matériel dangaa war a noppi déedéet réew du doxee noonu. dafa am ñoo xamante ni dañ leen fal ci programme ñu diggee woon ni dinañ saafara jafe-jafe askan wi benn bi di wàllum inondation gannaaw bañ leen falee ñu teg fa programme bu mucc ayib dem lebi xaalis ci turu sénégalais yi ne fekk 2022 mbënd bi jeex ci biir réew mi 2020 jot mu mel ni programme musul am ci biir réew mi. kon bu amee ñu war a rendre compte ñoo xam ne war nañ leen joxoñ baaraamu tuuma nguur gi fi nekk la ndax ñooñu ñoo war a leeral fu xaalis bi dugg. keneen kuñ ko jiiñ moo xam opposition wala ku mën a dimbali te defoo ko dañ la tooñ parce que yow falaguñ la ngir nga régler problème sénégalais yi ku mën nag mun ngaa dimbali mais ku ko mënul itam du force nga def ko. donc jumte bi nga xamante ni Bougane def na ko donte stratégie de communication la mooy bëgg a gëmlu nit ñi que ni kuy dem di massawu famille yi nga xamante ni inondation bi lal na leen da ngaa war a am lu leen yóbbul par force. moom bu ko mënee na ko def lu baax la dañ koy saluer donte xam nañ ni ay ambition politique moo làqu ci ginnaaw ndax bu dul woon politique day bàyyi ba suuf sedd mu yónnee ay ndaw caméra du fekkee benn presse du ko couvrir mais en tant que Bougane politicien soxla na visibilité soxla na jaay image am ci bëtu sénégalais yi soxla na itam won population bi bokkuma ak yeneen politiciens yi man damay wax di jëf loolu aussi buñ ko réeree mbir te bëgguñ tamit ñu nax ci sénégalais yi. ci côté Ousmane Sonko bu amee lu ñu remarqué ci moom surtout ci dernière conférence de presse yi bu weesoo sujet yi mu abordé mooy soit ay kàddu jëmale ci ay naataango opposant am wala tontu ci ay attaques yoo xamante ni ñu ngi koy jëmale ci moom. te ñun jàpp nañ ni yoon la ñu attaqué Ousmane Sonko ndax ku jógee ci élection législative jël 6e am plus de 37 000 voix dem présidentielle jël 3e am 600 000 voix kooku faaw nit ñi attaqué la parce que yaa ngi ci benn lancé boo xamante ni. même bu ko ñenn ñi waxul itam ci seen wet tiit nañ donc boo tollee niveau boobu noonu yow waroo di attardé wu ci yenn mbir yi ndax sénégalais yi seen i bët la ñu yor di xool tey ñëpp a gisandoo ni événement yi fi jot a xew temps yi yëpp bokk na ci les rares opposants yi nga xamante ni ñu ngi leen di dégg moom ak Barthélémy Diaz ak xëy na yeneen activiste loolu fee la boo xamante ni kenn mënu koo dindi. léegi nag bu amee ci opposants yoo xamante ni ñoom dañoo préféré noppi te kenn xamul lan moo tax ñu noppi. peut-être stratégie la wala am nañ yeneen raison moom Ousmane Sonko jàpp nañ ni warul sax ci conférence de presse di jibal tekkaaralu opposant yooyu noonu ba sax di leen jiiñ ñi dañuy teg dil c'est-à-dire que moom na opposé wu mais la keneen di def bu mu ko sax li jëndi bu ñu jëlee par exemple conférence de presse bi mu defoon gannaaw ba mu demee Kër Massar
mënoon na rek yam ci mbiru inondation bi wala même buy wax ci mbiru statut chef de l'opposition bi mu ne kat ñun waa Pastef soxlawuñ ko keneen ku bëgg na jël yam fa. jàpp na ni ñi koy conseil en communication bu amoon luñ ko waroon digal loolu la na wax ci mbiru inondation yi wax ci actualité bi nga xamante ni moo fi am muy mbirum chef de l'opposition wax lan mooy position partem ndax ñenn ñi dañuy teg deal ak pouvoir waaw wala déet loolu na ko bàyyi ak askan wi ndax ñun gëm nañ ni sénégalais yi am nañu mat gu doy ni xàmmee ak ràññee ñi leen nekkal ci naaj bi ak ñuy dox suba ngoon ci di leen jàmbatal seen jafe-jafe. beneen constat aussi bi ñu def mooy relation wu Sonko ak média yi bu ñuy wax média nag mooy média traditionnel yi nga xamante ni ñi amul accès ci internet yooyu la ñuy suivre parce que xam ngeen ni RTS moom kenn waxul ay waxam opposants yi élection ba élection la leen fay yaatal mooy télé bi gën a ñàkk njariñ ci réew mi te moonte ñun ñoo leen di fay. mais yeneen médias privés yi nga xamante ni ñoom la ñu gën a suivre ci biir réew mi yu ci mel ni GFM 2STV wala récemment des médias boo seetloo ay activités Sonko wala ay partisans am amuñu fa présence trop te loolu depuis kañ la mooy depuis ba Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu jëmale ci seen doxalin wala jëmale ci seen i patron peut-être ñenn ñi dinañ wax ni li ko waral mooy Sonko dafa dugg trop nekkul ci ay calcul politique ñeneen ñi sax dinañ wax ni bu ko médias yi boycotté internet mi ngi fi. mais li nga xam ni moo njëkk te àndandoo Ousmane Sonko yi war ko comprendre mooy dafa am benn lancé boo xamante ni boo ci tolloo du ko wax nga tontu ko moo xam opposant comme yow moo xam patron de presse. parce que ci tontu yooyu noonu la ñuy utiliser benn wala ñaar ci say kàddu toog ci plateau de télévision pour soit déformer say propos wala yóbbu ko foo xamante ni yow du foofu nga doon waxee wala présenter la noo xamante nii ku la xamul danaan kon diwkat nii la mel parce qu'en politique détail bu ndaw dafay compter. te nee naa leen bu leen jaawale média classique ak internet ñu bari ci ñuy voté moo xam mairie wala paa yi 90% ci ñoom rajo la ñuy déglu wala seetaan télé donc bu dee ni homme politique nga te sa yéene mooy massifier say partisans wala ñi lay safoo da ngay sóoraale tranche d'âge boobu noonu ba sa discours mën leen convaincre te loolu benn partie ci li la koy may mooy média classique yi nga xamante ni ñooy rajo yi ak télévision yi nga xamante ni benn partie ci askan wi yooyu la ñuy suivre amuñu accès ci internet ndax ñu bari ci électeurs yooyu noonu la plupart seen yoon newul ci ay programme image bi ngay incarné ak présence bi ngay am ci média classique yi moo leen di intéressé ak li la gars yi di waxal ci suuf ñooñu taluñu dugg ci internet di def ay recherche. Macky Sall en 2012 li tax ñu bari votel ko du ci xam-xam du ci programme bu rafet parce que présenté wu na ak benn kanamu innocent boo xamante nii ñu bari ci électeurs yi ñu leen di wax jàppoon nañ ni waa ji dafa yaru ndekete yoo ab miikar la donc kenn waxul Sonko mu changer discours wala mu am benn doxalin boo xamante ni day jéem a nax sénégalais yi mais war na weesu niveau boo xamante nii ku ko waxal wala gaaruwaale ko mu tontu la moo xam opposant wala ngay patron de presse parce que sénégalais yi ci ay polémique la ñuy gën a attardé wu tey mun ko wax ju am solo mais ci sa biir wax mu am benn polémique mais coow loolu noonu la ñuy jël alimenté ko ba wax bu am solo ba nga waxoon dootul am impact message bi nga bëggoon jàllale du yegg fi nga xamante nii noonu nga ko bëggee woon parce que ñun sénégalais ñoo mel noonu tey polémique la ñuy gën a attardé wu ci ay coowu ñaari doomi aadama la ñuy gën a mettre l'accent que li gën a am solo ci message déjà presse bi sax loolu lañ gën a bëgg kon baax na booy wax ak sénégalais yi rawatina ngay opposant waxal leen ci seen jafe-jafe waxal say ambition te bañ a attardé wu ci ay tontante wala di gaaruwaale na ma wala attaqué na ma fii faaw ma tontu ko donc bu amee benn conseil bi ñu koy jox mooy nay jëlale. donc jàngat bi tey loolu la woon prochaine vidéo bëgg nañ waxtaanee benn information boo xamante ni partagé woon nañ ko ci suñu dernière vidéo muy mbirum daara yi déjà ñu bari ñu ngi ciy coow te xamuñ mbir yi nu mu demee biñ ko partagé woon am na ñu bind ci commentaire yi ne sëriñ yi wax seen intérêt la ñuy sàmm ndax dañuy exploiter xale yi te xamuñ ñooñu teniroon conférence de presse bi ñooy ñan ci yan condition la ñuy jàngalee ak lan mooy problème bi ci suñu système éducation ba daara yi ñoom kenn considéré wu leen alors que parent bu ci nekk am nga choix yóbbu sa doom école française wala nga yóbbu ko daara loolu choix la léegi nag état moo war a xool naka lay def ba ku ci nekk moo xam njàng boo bëgg suivre ñu accompagner la si parce que ñun ñëpp a yem ci biir réew mi donc prochaine vidéo bëgg nañ wax ci mbiru daara yi indi ci ay leeral ci loo xamante ni ñu bari comprendre ruñ ko ci mais tamit benn lancé boo xamante ni Sénégal mi ngi ci te bu ñu deflu attention fa muy mujj du ñu neex kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf